asalaamaaleykum mbokki internet yi Wife TV maa ngi leen di bëggee di leen siyaar di am mbégte contentement jàkkaarloowaat ak yéen fii nii ci seen émission xam sa tey yaa ngeen ànd ci seen doom seen xarit DJ Vito l'animateur quartier ma koy faral di wax doomu ci taw doomu Saalum ji tey nag maa ngi am sama invité ñu gën koo xam ci Mor Jëbel Kandji nekk doomi Signy nekk koo xam ne mi ngi fii nii ci biir Ndakaaru di fi amal ak liggéeyam duñu def lu dul daal koy bàyyi rek mu nuyoog askan wi nga xam ne ñu ngi koy bàyyi xel fii nii ci Wife TV salaamaaleykum. maaleykum salaam Wife TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar comme ni nga ko waxee man Mor Kandji maa ngi kontaan si dalal bi may dalal fii di nuyu waa Sénégal yëpp di jiital waa Colobane di nuyu waa Dakar di nuyu waa Mbao Villeneuve di nuyu waa Parcelles Unité 26. waaw kay ginnaaw bi nga nuyoo ak askan wi nga xam ne ñu ngi lay bàyyi xel en temps réel fii nii ci Wife TV duñ def rek du daal di nga wax ñu kan mooy Mor Kandji di nuyu manière générale. non Mor Kandji moom présenté bi dana yomb man Mor Kandji dëkk Colobane nekk fii Dakar di fi daan sama doole ñëw fi depuis 86 donc nekk si boîte bu ñuy wax Sonatel. waaw kay ñoo ko déggandoo kon kooku mooy Mor Jëbel Kandji ba tax na tamit Mor Jëbel Kandji nekk koo xam ne nii nekk jeune bu ambitieux nekk jeune boo xam ne nii dañ koy faral di gis ci localité bi nga xam ne mooy Colobane Signy ñu koy fay gis lu bëree bëri ma bëggoon a xam lan mooy yitteem ci biir localité boobu. non vieux li nga wax maa ngi koy rafetlu di si kontaan trop sama yitte si localité mooy changer xar kanamu Colobane comme ni ko ñëpp di waxee saa su ne bu ñu xëyee ñun Colobane la ñuy jiital tey bu ñu sañoon tey Colobane nekk commune yi gën a taaru si commune yi loolu moo suñu yitte si localité. loolu mooy seen yitte ma bëggoon xam tamit Mor Jëbel Kandji nekk di yëngu ci wàllum politique kañ nga dugg ci politique ak bu nga duggee ci langue politique ban leader ngay ànd ak ci lii nga xam ne mooy politique. waaw politique si je me trompe pas je crois que maa ngi si dugg des années 2011 2012 ñu def des préparations locales 2014 donc ñu ngi si duggee nag vraiment anecdote bu xaw a yéeme la parce que kenn woowu Amath woowu ma ku jege Amath woowu ma man maa ñëw Colobane di ñëw weekend tout le temps benn jour ma ñëw taxaw suñu bunt kër gis Amath taxaw fa di fa jël si Pape Matar Ndiaye mu ànd ak grand sagar ñoom Bamour ñoom wala Serigne et tout mais neen foo leen jëm ñu noonu dañuy campagne ñi dugg si terrain dem si àll bi ah bon ñu waa bon ma bàyyi mu sedd ma bàyyi leen ñu dem beneen weekend ma ñëwaat ñu dem ma ne noonu xaaral may essayer ànd ak yéen bi ma demee xool def tournée bi vraiment affaire bi neex ma et puis ma gën gis ay jeunes yu ambitieux yoo xam ni jaara ñorul leen lu 150 ans ma ne pourquoi pas ma volontaire dem jàppale leen ñëw nag waxtaan si sama kilifa waxtaan ak sama papa moo fi nekk di ñaan sama yaay yàlla na suuf sedd si kaw na ko vraiment daal am naa lu mu bëgg te nit lépp lu muy dugg na si waxtaan ak waajuram ba mu jox ko feu vert loolu la mu ne ko dama gis ay xale yu ambitieux yoo xam ne ni Colobane moo leen ñor dañoo bëgg a changer xar kanam Colobane limal ko ne ko ñii laa bëgg a àndal te kat yoon dafa xaw a doy waar mais bala may dugg damay sàkku si yow ñaan ñu ñaanal ma jox ma feu vert na ma bisimilah ma sant si nag bu baax boobu ba léegi vraiment macha allah alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin ñu gis la ngay ànd ak leader boobu ñuy wax président Amath Diop seen ànd boobu noonu est-ce que yaa ngi ciy satisfait est-ce que yaa ngi ciy gis sa bopp ci ànd bi. waaw maa ngi si gis sama bopp bu baax mais xam nga ne koo commencé ànd 2011 ba 2012 ñu dem local 2014 ñu gagné ñu parce que suñu dañ doon ay débutants lañu boobu fii 2 ans amuñu expérience politique. ñu dem muy continuer ma koy gis muy développé di def ay réalisation yoo xam ne yaakaar naa Colobane kenn gën a teetul ay réalisation Amath Diop donc bu fekkee ne da ngay ànd ak nit politique nga gis ko muy réaliser di def lu baax heure bu xëy làmb posam di def si gox ba kooku da nga si gis sa bopp da ngay gën a sawar loolu moo ma gën a encouragé may ànd ak Amath parce que tamit ñu wax ko Amath li mu def Colobane wala gox Colobane kenn mosu ko faa def te kenn du ko fi mos a def loolu moo tax may ànd ak moom. li mu def Colobane kenn mosu ko faa def te yaakaar nga ni kenn mënu ko fa def tamit ma bëgg nga indil ma ci li nga xam ne lenn loo xam ne nii man mi nga xam ne xamuma ci lu mu def ci biir Colobane. non politique day dox peut-être à l'avenir si kanam mën nañoo am keneen ku ëpp expérience Amath wala ku ëpp xam-xam mais pour l'instant dama ñu toll nii li fa def politique bañ dalee politique ba sama papa Ibou Kandji El Hadj Mor Sow sama papa Baye Dame Loum yàlla na suuf seen kaw ba tey jii nii li mu fa def même ñi nekk si maire kenn mosu ko fa def loolu moom kenn du ko fa def. moom président Amath moom président Amath Diop. ay réalisation fu mu toll instant bi. ay réalisation bon neex na présenté neexul présenté parce que bëri goo xam ne nii tey ay exemple mi ngi fi yoo xam ne nii lu na fàng la. CM Gaïndé Mbar ciblé ma ci yi nga xam ne moom CM Gaïndé Mbar forage Gaïndé Mbar centre socio-social
ak courant électricité ak yu bëri yeneen ak yeneen yoo xam ne machine wàll yi fourneau jàmbaar les financements et tout loolu rek doon ay réalisation te am na yeneen yoo xam ne nii mënoo ko wax waaw. acteur de développement nga ñëwal ma ci acteur de développement ma koy dégg yéen ñi nga xam ne yéen ànd ak président acteur de développement bi lan moo ko indi. non ñun dañ ne suñu politique de développement la dañuy politique pour développer loolu moo waral politique de développement am na ñu ne gëmuñ ko nag mais ñun moom lañ gëm dañuy dugg si politique pour développer pour jariñ suñu gox loolu mooy suñu ambition. loolu mooy seen ambition. en tant que jeune yi nga xam ne ñoo nekk biir Colobane ma bëggoon nga ñëwal ma ci parce que jeune boo wax mu ne Mor Diébel moom Colobane la da ko bëgg lu xew mu ñëw ku ko woo tamit mu ñëw jàpp ci ma bëgg xam ban entente nga am ak jeunesse bi nga xam ne ñoo nekk ci local bi. mais fii ñun amuñu Colobane nit ki amul lu dul goxam man lépp lu ma yëg Colobane lu ma mën ak lu ma mënul dinaa def lu ma mën jeunes yi association yi fa nekk AGDC am na benn bu ñuy jëkkati temps yi récemment Colobane debout ñooñu ay jeunes la ñoo xam ñun bu ñu tollee ñoom amuñu woon xel bi ñu am donc boo gisee xale yu mel noonu ñu bëgg dara bëgg a soxali gox doo def lu dul épaulé leen jàppale leen parce que ñoo seen mag peut-être ñoo leen ëpp moyen ëpp leen expérience di leen xelal nag si saa su ne loolu moo waral ñu ànd ak jeunes yi nekk jeunes yi nekk benn. ànd ak jeunes yi nekk benn mais tamit ba comme que li wolof di wax ku la jiitu ci mu nekk moo lay wax nooy toogee ban message nga leen mën a lancer ñoom jeunes yi nga xam ne ñoom ñu ngi dox pour soxali nga xam ne mooy local bi. non li ma leen message bi nga xam ne mooy ñu am ak dal parce que loo gis rek si dal la politique mën ko def à ta façon te kenn du la mel doo xiiroo doo ngaayoo te ñoom sax dañ koy faral di wax nee nañ ñoom seen association c'est apolitique donc fekk da nga dugg si loo xam ne apolitique na je crois que politique moo ëpp coow que loo xam ne du politique donc ma leen ñaar ñu gën a góorgóorlu gën a jàpp fi ñu ko jàpp lépp lu ñu def rek seen bopp lañ ko defal. xam nga Colobane dafa am ñaari leader. waaw su nooy président Amath di nga wax monsieur le DG Ousmane Wade mooy gis ni politique bi xaw a mel ni lu ñaaw. xam nga comme ni ko gars yi di waxee ndax ñii naan fii laa far ñii naan fii laa far yow ndax yaa ngi dund loolu noonu. non man personnellement man jàpp naa ne ñaawul ah man personnellement man noonu laay doxee. parce que tey xàmmewuma tey man Colobane ku faral kii wala ku faral kee man li ma gëm mooy maa ngi ci Amath laay jàppale si laay xëy si laay gont. mais terewul ñiy farfee yaa ngi am ak ñoom relation. non relation yu nice leader yi nekk Colobane muy Ousmane bugguma lim ak ñeneen ku nekk tey awma barrière sama diggante yow Ousmane mënul nekk grand frère Mour Wade may ànd ak Mour Wade guddeeg bëccëg muy def politique suñu diggante war a ñaaw non parce que man su ma ñëwee Colobane ba nuyu sama papa si Mour Wade laay jubóo nuyu ko su nekkee këram fa laa koy fekk kon donc foofu lu fa war rafet rek nañu rafetal ah rafetal rek moo am solo képp kuy ànd ak Amath ak kuy ànd ak Ousmane ñun suñu équipe Amath à chaque fois suñu message mooy loolu nañu rafetal ku nekk nañ ko jox dëddam ku nekk ñu jox ko cëram waaw. ci ñun rafetal googu laay ñëw quoi comme que ñaari clan la. te lépp benn intérêt la quoi mooy intérêt personnel. Colobane jëm ci kanam maanaam ban message nga leen mën a wax pour ñun nga xam ne ñoom dañuy am intérêt personnel bi. man des fois sax dama koy wax parce que dama leen di yërëm ñoom les leaders dama leen di yërëm parce que koo xam ni loo gàddu indi te boo indee ñu bugg ko xajamal wala ñuy wax leen naan non warul def nii wala warul jaar fii kii ñëw doo ko encouragé da nga koy découragé te vraiment ay jeunes la ñoo xam ne nii c'est des jeunes cadres yoo xam ne dañu ambitieux am luñ bëgg donc nañ leen épaulé jàppale leen te bañ a indi xiiroo ak ngaayoo buñ nangu kenn ku leen di taxale kenn man noonu laay politique waaw. noonu ngay politique mu ñëw ci Colobane 100% nekk plateforme boo xam ne nii daal ñu ci bëri ñu ngi cee gis suñu bopp mais damay faral di dégg des fois ay coow yu bëri di ci am est-ce que yow loolu yaa ngi ko ciy gis comme ça coow du politique yooyu noonu yu ci bëri mu ciy am te Colobane moom bu ñu Colobane 100% képp ko xam ne yow dëkk nga fa rek mbaa nga bokk fa rek yaa ngi ci biir ndax est-ce que gis nga ni muy doxee noonu neex na loolu la dëgg. waaw Colobane 100% moom équipe la boo xam ne nii waa gox bi ñoo ko sos donc muy nuyu de passage des administrateurs surtout ñuy animé débat yi ku mel ne mon petit frère Lamine Nar ton ami ak Abdou Fall Ndiaye ak Daba Nguer ak Serigne Gueye yaakaar naa ñoom ñoo fay def ay présentation ay émission donc groupe bu am solo la mi ngi defar lu bëri mais des fois nag day yàq parce que nit ñi ñoo bokkul sant kii bokkul quoi xam nga tey man mi mën a dugg Colobane 100% di contrôler samay wax wute naa keneen koo xam ni xale la peut-être xamul luy groupe dugg ak ñu waxee moom fugg lay waxee fugg de jeunesse donc man dama koy faral di wax les administrateurs ne leen da leen xoolaat affaire yi parce que groupe politique la naam mais des fois ay kilifa ñu ngi si biir yoo xam ne bu ñuy dégg yenn yu rafet man Colobane ñun 100% am naa fa benn
diplôme bi ñu fa jox. ak nuyu passage. diplôme de reconnaissance diplôme de reconnaissance diplôme d'honneur. Cheikh Niane Sow am na ko Sidi Diop nekk ay kilifa yoo xam ne ay responsable yoo xam franchement. su coow amee bu ñu waxee rek yow da ngay boo meloon sax da ngay wàcc. vraiment daal di leen ñaaxal ñu gën a góorgóorlu booloo nekk benn bokk ndey bokk baay. loolu daal laa leen di. ndax loolu mooy soxla noonu. mais mooy soxla gox bi voilà loolu la. tamit ma ñëwaatee ci sa diggante ak Alioune Mbaye Nder ñi ñuy faral di wax sa waay la sa wëlëre la ndax da ngeen a yàgg ba tax na bokk na ci ñi wax Colobane bu ñu daan wax naan Alioune Mbaye Nder bu fay ñëw ci loxo Mor Kandji lay jaar. bu bëgg a xam sa relation ak moom. waaw Alioune Mbaye Nder sama relation yàgg na depuis 97 98 si je me trompe pas boobu mi ngi doon tëgg chaque mardi cosaan ñu nekkoon ndaw na nekk si dëkk bi di dem di ay soirée comme ñëpp ni ñu koy defee rek jaar si ndaw loolu lañ xamante nekkoon benn groupe bu suulee boo xam ni mais sama ami dans France ku ñuy wax Ndëri waa Grand ak ku ñuy wax Sidi Sidibé ñu ngi France c'est mon meilleur ami ñoo doon dem fi ñu doon taxaw dañu doon for ñu dugal journal ndax gëm bu ñu gëm bu leer bi jeexaan dañuy ñëw dajaloo di waxtaan foofu la suñu colère commencé. Colobane nag ñëw bi fa dem ñëw nag du man maa ko yóbbu Colobane mais dama nekkoon facilitateur ASC ma ko nuyu ba ASC Saloum mooy ASC bu mag bi. ma nuyu sama waa ASC yëpp de passage. vraiment mu nekk lu am solo yoo xam ni vraiment jeunes Saloum bi ay jeunes lañ yoo xam ni jeunes yu ambitieux yu bëgg développement Colobane xam nga ko toog di jël Alioune Mbaye Nder di ko yóbbu gox ba pour suqali gox la ak neexal vraiment loolu moo ñu boole suñu kóllëre mën a moom. loolu moo leen boole. waaw mais ba tey it ma ñëw ci sa diggante moom. ndax dañu doon gis chaque événement dafa daan faral événement dafa daan ñëw quoi. ñu gis ne dem na ba benn instant daanaka ñëwatut quoi. ndax problème déplacement la wala lu mu demee. non non problème bi chaque jour ñu ngi siy liggéey chaque jour ñu ngi siy waxtaan saa su ne je crois que ASC bi peut-être ASC ak ni muy doxee. chaque année ngay dem régional di dem ay phase nationale c'est pas facile nga génn si phase nationale te amoo budget di woo ay artistes. mais pour l'instant nii ak ni mu ñëwaatee. ak ni mu xewee. ñu ngi siy togg loo xam ne nii buy ñëwaat ñëppay kontaan. ak ASC bi wala soit keneen ku mën a ñëw dugg rek ñu ñëw dugg ci ma dañ ñëw ci ASC bi gis nañ ne ASC bi kenn mënu ko tudd moo jëbal Kandji ñu gis ne am nga ci ay tànk ban poste nga utilisé yaay président bi wala. non du ma président sama grand Sagar Ndiaye mooy président bi. ma koy nuyu de passage am nañ fa ay kilifa ay grand mode bi ñoo ñu jiite foofu vraiment ñu nekk ñoo xam ne ñu bëgg ASC bi mu jaral leen lu nekk mais du ma président ASC Saloum bi. Mamour laa fa rek. Mamour nga dëkk Saloum nga bëgg Saloum bi lépp lu Saloum di taxaw ma taxaw ci. noonu laa fa nekk quoi mais amu fa benn poste. amoo fa benn poste waaw. mais est-ce que tey gis na ni jamono jii nii ASC Saloum bi war naa mën a ñëw jël phase nationale. mais bien sûr pourquoi pas ASC bu jugee fii dem Louga amoo benn moyen kenn jàppalewu la ñu si remercier le conseil départemental participation bu mu si def di remercier aussi président Amath di remercier tous les cadres de Colobane ak ministre bi appui bi ñu defal vraiment dañoo demoon ak moyens yu métti waaw ay jeunes ñun ñi nga xam ne ñoo entouré équipe bi ku nekk jël li nga am joxe booy enseignants yi fa nekk bay yi ñu def yëpp Pape Matar ñoom booy Bari Pape Demba Fallou Gueye le coach mu ngay nuyu Pape Alioune Ndiaye Abdou Fatah Badiane ñoom ñëpp ñëw Bari moo fa Bari xam naa su ma ko tudd comme sànni ma xëy ñëpp ñëw dajal li ñu am ñu jàppale ASC bi nga dem phase nationale génn fa match de poule dem Louga sa première sortie am de première sortie àgguñ foofu te tànk nag yaakaar naa lii ñëw moo tax vraiment ASC bi moom ñu ngi xaar leneen pourquoi pas sax deuxième division wala première division. mu nekk loo xam ne lu am solo la pourquoi pas première division. comme que ASC la rek. te dem na première phase di def ci sortie am solo pourquoi pas mu dem première division daal ba tey damay ñëwaat ci ban sensibilisation ngeen doon amal tant que bi mbas mi duggee ci biir réew mi ba léegi ci biir local bi. waaw vraiment ñun de bay nañ suñu waar parce que avant lu ne comme ni ko ñëpp doon defee jël nañ benn somme bu am importance jënd ay saabu ay laaj mais ay gel mais dugal yóbbu deuxième fois ñu defaat commande ay masques président Amath commandé 300 masques je crois non 1000 masques. 1000 masques bi 1000 masques yi jeexee ñun tamit ku nekk la nga am équipe bi yëpp suudewu ku nekk la nga am joxe ñu dolliwaat chiffre bi laa fàtte mais daal vraiment masques yi moom def nañ si rôle bu am solo boole ko décentraliser ko nag def ko waa gox ba def consommer local mën nañu ñëw fii jënd suñuy masques yu bees tax si pharmacie ñoo joxe mais non mais dañu xam ne am na suñuy mbokk tey yu fa nekk ñoo xam ne ñu si dëkk ba ñu jox ko benn waaye na ko
tasaare ko ku ne si gis boobu ñu tasaare si Colobane nag tey ñëpp gis seen bopp waaw donc daal loolu lañu kii si mbas bi ñu ngi ñaan yàlla na ko fi yàlla jëlee. seen réalisation bu may mujjee dégg mooy oto jën bi ngeen di jënd daj ko ci localité bi moo koy dégg nii rek te amu ci lu ma leer quoi ma bëggoon a xam naka la demee commune bi ko moom wala ci gox bi la jëm. non oto jën bi conseil départemental ñoo ko indi dañoo def seen analyse xool ne gox bi ñu ngi am problème jën dañuy xëy di xaar ay oto jën yu jógee Mbour wala yu jógee Dakar ak seen xalaat conseil départemental muy ñu de passage le président du conseil départemental Adama Diallo et toute l'équipe ak président Amath ñu indi benn oto jën bi ñu ko indee nag am na ñu bëri ñu soxla woon parce que yaakaar naa Gossas si boppam bu ñu sañoon ñoo yor oto jën bi di ko gaare di départ Pataar mi Njende Mbar mais si xaralu Amath ak bëgg gox Colobane moo reyante ba ñu dox doomu Colobane mu indi ko heure bu xëyee Dakar Colobane lay jaar servi leen dem Mbar dem Njende dem Gossas dem Pataar wër commune 6 communes ñu subventionné ko nag dàmba bu ñu la waroon jaayee 5000 ñu subventionné ko au lieu de 5000 ñu jaayee ko 3000 wala 4000 dëkk bi yëpp gis ngeen ko ñëpp kontaan nañ man li may def si ay message privé mënu ma ko expliquer. donc askan wi ñaaxaale leen joxaale leen li nga xam ne moom nga xalaat ak li nga xam ne mooy sa mbébét ci li nga xam ne mooy local bi. waaw maa ngi nuyuwaat ñëpp di rafetlu affaire yi vraiment émission bi di kontaan di gën a ñaaxaat la commune de Colobane ñu góorgóorlu mooy Colobane dafa am nu mu taxawee te dafa am fu mu nekk foo xam ne je mën naa ne sax dafa xaw a reculer parce que tey Colobane fi mu taxaw nii tey war na ko dépassé te am nañ ay jeunes cadres yoo xam bu ñu leen jàppalee Colobane dana changé carrément et puis ñu moytu xiiroo bi ak ngaayoo defarul dara politique da ngay am ambition gëm li nga gëm far fi nga far ku nekk na far fi nga far mais ku nekk nangul ko position loolu mooy politique voilà ñun nag suñu ambition mooy ànd ak équipe bu amal ànd ak ñi koy épaulé ñëpp suqali Colobane dimbali Colobane kanam waaw loolu daal moo si suñu xalaat maa ngi nuyu ñëpp di nuyu équipe bu amaat di nuyu sama équipe bu famille di nuyu Kandji famille di nuyu sama équipe bu maam vraiment di nuyu encore une fois Colobane 100% parce que nag vraiment développement Colobane am na lu ñu si dox am na lu ñu si dox ñu si dox lu am solo ñu si dox lu am solo vraiment di nuyu tous les membres tous les administrateurs waaw di waxaat rek xale yi dañu gën a góorgóorlu te politique bi ñu gën ko rafetal politique du ennemi mën nga ñëw bokk nit émission ngeen toog wax ku ne sànni xel bu ngeen pare ngeen àndaat def mais nag nañuy xoolaat kàddu yi di ko rafetal waaw di leen gën a ñaaxaar ñu góorgóorlu te xam fi ñuy teg seen kaw waaw de façon daal ku am doom bu mel ne Amath Diop nekk un jeune am ambitieux di indi ay affaire di teg kooku boo xam ne da nga ko war a ñaaral mais et puis ñu invité lu fi nit indi au lieu que ñu apprécier rafetal ko ñu koy jéem a xañamal àdduna amul solo un jeune cadre boo xam ne loo gis indi boo indee ku mënut a rafetal wala nga mën a wax lu rafet da ngay toog maanaam moo gën yenn xajamal yi vraiment loolu daal dama koy ñaawlu suñu politique suñu façon politique ko waaw man nag sama façon politique moom benn la liggéey ñëpp waxee rek ku ma gis dina Mor Kandji mu amal danaan Mor Kandji mu Colobane man Colobane laay jiital avant tout du ma gis nag ku bëgg Colobane di soxali Colobane ma koy wan gannaaw dama koy jàppale à 100% loolu mooy suñu ambition politique amuñu problème ak benn leader ku nekk ak fa nga nekk joxal la cër am nañoo yow benn rapport relation yoo xam ne nii duñ jàkkaarloo ci sëb wala ñuy gënawu si dara man tey ñi ma faral Colobane ñoom laa gën a am ak jàmm sax ñi ma faral donc nag maa ngi si lancé appel ñëpp ñu góorgóorlu xam fi ñu teg seen dara. mu nekk loo xam ne lu am solo la tonton ñu ngi lay remercier waat bu baax a baax ci dalal bi nga xam ne dalal nañu ko ñu kontaan ci bu baax a baax ñun waa équipe Wife TV du ma def lu dul daal di nuyu sama cameraman yi ku ci mel ni Ibrahima moom it kenn demuñu des ak sama réalisateur bi ni nga xam ne mooy Momo Serigne Sall di sama waay di sama wóolare man tamit damay gërëm ñi nga xam ne ñoom waa team DJ Vito ñoom it à chaque fois ñu ngi jàpp ki nga xam ne mooy DJ Vito di ko jàppale ci lu mu nekk ak ci lu mu nekkul amaana sax dañuy nekk ci loo xam ne man mii nga xam ne maa ngi di DJ Vito te du ma ko yëg mu nekk loo xam ne nii lu ma neex la maa ngi leen ciy remercier waat bu baax a baax ak képp koo xam ne yaa ngi jàppale DJ Vito pour mu jëm sa kanam maa ngi lay remercier waat bu baax a baax di la kontaane di kontaane waat waa diaspora bi ñu ci mel ni waa Mali ñu ci mel ni waa Espagne ba ci waa Gabon ñoom it dañuy suivre émission bi à temps réel maa ngi leen di liggéey lu bëri bëri di leen kontaane di leen jox di daje ci beneen facette fii nii ci Wife TV nee naa la DJ Vito lay doon l'animateur 4G moo koy faral di wax daw ma ci coow
nii rek lay demee ak fii rek lay xewee fii nii ci Wife TV daw leen gaaw abonné ànd ci Digi Video merci beaucoup.